waaye xol bu feesee mënuñu noppi ne teg ci li nga xam ne am na mu ngi wéy te buñ ko seetaanee fu mu jëm du doon lu baax. wax nañ ko Amadou Thierno Diallo mi nga xam ne benn dañ ko jàpp ndax dafa sàcc, dañ ko jàpp flagrant délit ci këru jàmbur muy sàcc, libéré nañ ko tey. Amadou Thierno Diallo xawma Thierno Amadou Diallo mi nga xam ne kilifa dafa porter plainte contre moom ndax collecte illicite, collecte déloyale de données personnelles. Plainte boobu demagul fenn, bàyyi nañ ko. ñu jàpp nag ne loolu du dëgg du yoon. fii la ñu defoon conférence de presse waaye Y'en a marre nekk fi, docteur Babacar Diop nekk fi, Barthélémy Diaz nekk fi, Nit Dof nekk fi, ñeneen ak ñeneen nekk fi, Ousmane Sonko nekk fi. fii lañ leen waxoon ay weer ci ginnaaw ne leen mbir mi dafa am une part de complot. fii lañ ko waxee woon mbir mi dafa am une part de complot. mbiru Kilifeu ak Simon dafa am li nga xam ne da ci laxasu te complot la. xëy na nag jamono jooju coow li ak une certaine presse bi nga xam ne dafa bokk ci complot bi wax nañ ba jamono jooju mbir yi mënoon a ñàkk leer waaye tey lépp leer na. xam nga lan mooy wax ji Thierno Diallo xawma Thierno Amadou Diallo dégâts collatéral la woon, Simon dégâts collatéral la woon. kan lañ doon ut mooy Kilifeu lañ doon ut, Kilifeu la ñu soxla woon. ndax lan fukki weer ak ñaar yii passé ci mouvement Y'en a marre Kilifeu moo gënoon nekk sur le terrain. Kilifeu moo gënoon nekk pour plusieurs raisons ci xeex bi, ci naqaru sénégalais yi. Kilifeu mu ngi ak liggéeykatu Senelec, Kilifeu mu ngi ak ñi dëkk Dugar te ñàkk seen suuf, Kilifeu mu ngi ak ñi nekk Nianing te ñàkk seen suuf, Kilifeu mu ngi fépp, Kilifeu mu ngi partout. Kilifeu fu doomu Sénégal jooyee, fu doomu Sénégal rongoñ tuure yaa ngi fa fekk Kilifeu. lii mooy wax ji du leneen. Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte président Macky Sall Kilifeu da ko lakkaloon. Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte saay bu réew mi soxlaa Kilifeu ay waa këram sax ñàkk ko ndax nekk ci yëfu Sénégal. Kilifeu la ñu soxla woon ndaxte ñu ngi fàttaliku ci ay débat yu bëri Kilifeu était omniprésent di fa wax yu am solo yoo xam ne day fecci xelu Sénégalais yi, day niit xelu Sénégalais yi, day niit gis-gisu Sénégalais yi. waaw débat yooyu métti leen, wax yu muy wax métti leen, ni muy fecci xeles, ni muy fecci wee mais xelu Sénégalais yi mu métti leen. ñu xiif ko, ñu rëbb ko, ñu jàpp ko. ñeneen ñi ngi si tafte yëpp ay dégâts collatéraux la woon. La preuve donte Simon dafa feebar, Kilifeu présentait les mêmes garanties de représentation, Kilifeu remplissait les mêmes conditions que Simon pour am liberté provisoire. Kilifeu bu ëppalewul ay garantie pour du daw du dem fenn Thierno Amadou Diallo mi ñu bàyyi tey Kilifeu nekk kaso, Thierno Amadou Diallo ëppalewu ko benn garantie moom mii nga xam ne dem na ba ñu koy woowee l'homme araignée ndax sàcc di sàccaat ba ñu tuddee ko l'homme araignée. Kilifeu lan lañ ko mës a jàppee saa bu ñu jàppee Kilifeu garde à vue ndax lan yëfu askan wi, ndax lan président Macky Sall def na ñaawteef. Kilifeu en réalité bu ma doon joxe misaal mooy jigéen bi nga xam ne dafay dem sëyi, Simon topp ko, Thierno Amadou Diallo topp ko,
ñu egg ca kër ga ñu bàyyi leen en réalité mais kilifa moo nekkoon seet bi kilifa moo nekkoon l'enjeu métti na ci Simon waaye soxlawuñu woon Simon soxlawuñu woon Thierno Amadou Diallo mbir mi nag leer na ñun nag dañoo mayoon chance yoonu Sénégal dañoo mayoon chance procureur de la République dañoo mayoon chance justice dañoo mayoon chance président Macky Sall ci ne ñun yàkkamti nañ ñu àtte Simon yàkkamti nañ ñu àtte kilifa donc ñu ngi toog seetaan waaye nag bu fekkee dañuy toog seetaan ñu gis nag mbir mi ni muy demee mu leer nañ ne fang ba kenn dootu ko jeex ne complot la ah dootuñu toog seetaan dootuñu toog ne tekk dootuñu toog ne meng dañuy jóg ndaxte duñu seetaan ñuy sacrifier suñu kilifa biir Rebeuss duñu seetaan ñuy rey kilifa ci biir Rebeuss duñu seetaan ñuy jël en otage suñu kilifa biir Rebeuss dinañ ko fa génnee ci nii wala ci naa donc mbokk yi li ñu fi indi tey mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey bi dafa doy complot yi di complot ak ay sàcckat di complot ak ay jigéen di complot ak n'importe qui di complot ak ay sàcckatu xawma liste de candidats loolu la fi président Macky Sall en fait nekkee ba di complot ak sàcckat Thierno Amadou Diallo contre kilifa ñun nag niñ ko seetaan kilifa am na ay mbokk dañoo jàpp ne kilifa c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais et que buñ ko jiiñee dara te ba tey il est présumé innocent yoon dafa war a def liggéeyam ñun dañoo yàqamti ñu wax ñu kilifa lu mu def waaw ak lu mu deful donc ñun waa Y'en a marre ñun waa FRAPP ñun askanu Sénégal ñun citoyens sénégalais ñun les démocrates ñoo gën a yàkkamti affaire bi leer waaye mbir mi mooy président Macky Sall bëggul affaire bi leer ndaxte bu bëggoon affaire bi leer du woote information judiciaire du woote instruction judiciaire dañuy dem flagrant délit la ñu waroon dem waaye wax ji mooy fallait que ñu képp kilifa fallait que ñu nag kilifa waaye itam fallait que ñu gàkkal deru Y'en a marre loolu lañ jàpp nag ne duñ ko nangu moo tax nag ñuy lancer un appel à tous les membres de Y'en a marre fu ñu munti nekk ci àddina bi pas seulement au Sénégal ndaxte Sénégal nekkul rek Sénégal mu ngi si yeneen réew yëpp avec ses consulats avec ses ambassades képp kuy membre Y'en a marre ci àddina bi képp kuy membre FRAPP ci àddina bi képp kuy citoyen sénégalais ci àddina bi képp kuy démocrate sénégalais ci àddina bi ñu ngi leen di jox rendez-vous le 10 décembre ajjuma suba bu dellusee le 10 décembre ñun ñëpp nañu xool naka la ñuy wanee suñu naxar naka la ñuy wanee suñu métit naka la ñuy wanee suñu ñàkk ànd ak ni ñuy foowee ak yoon ci Sénégal ak ni ñuy jëfandikoo yoon ci Sénégal yoon boo xam ne day dal ci képp ki nga xam ne lenn rek nga def wax dëgg di dal ci képp ki nga xam ne lenn rek nga def mooy ànd ak ñi ñu noot te kilifa loolu la fi nekkee woon yoon boo xam ne képp ko àndal Macky Sall nga sàcc xaalis ñu bàyyi la seetaan la képp ko ànd ak président Macky Sall nga am liberté provisoire nga am contrôle judiciaire waaye boo nekkee aji bëgg réew patriote comme kilifa boo nekkee aji bëgg askan comme kilifa boo nekkee bañkat comme kilifa booy xeex ngir beneen Sénégal bu suñu doom ak suñu sët di donn waaw yow moom justice day mel ni yar ci yow di la dóor di la tëj loolu nag dafa jeex donc rendez-vous le 10 décembre diggante ñu jógee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru dem buntu assemblée nationale ngir lan benn libération sans condition et dans les meilleurs délais immédiats de kilifa ngir lan dem buntu assemblée nationale wax ne député yi nga xam ne dañoo takk ci ay trafic xawma de visa xawma de passeport diplomatique nañu wax ci ñoom
ngir lan wax bépp dossier bi nga xam ne yoon da ci laalee te tëddeewul njaaxaanaay te di def kumba am ndey ak kumba amul ndey yoon def liggéeyam wane suñu naxar ndaxte bëri na ci kaso yi ñoo xam ne waroon nañ am liberté provisoire waroon nañ am contrôle judiciaire waaye bokkuñu ak président Macky Sall ànduñu ak président Macky Sall amuñu ay mbokk yu bokk APR amuñu ay mbokk yu sës ci président Macky Sall donc le 10 bii di ñëw naam dañuy jóg taxaw ngir kilifa waaye dañuy jóg taxaw ngir kilifa yëpp yi nekk ci Sénégal te yoon di ñàkk def liggéeyam te yoon di defanteeg ñoom kumba am ndey ak kumba amul ndey le 10 ñooñu ñëpp la ñuy waxal. moo tax tamit ñu ngi tàllal loxo citoyen sénégalais yëpp ñu ngi tàllal loxo mbootaay yëpp kuréel yëpp ci Sénégal ak bitim réew ngir ñu def benn say ndaxte bu ñu paree ci kilifa ci Fou Malade lañ jëm bu ñu paree ci kilifa ci Thiat lañ jëm waaye bu ñu paree ci Y'en a marre ci FRAPP lañ jëm bu ñu paree ci FRAPP ñeneen ñëpp la ñuy ñëw dal seen kaw donc nous sommes tous en sursis. Nous lançons un appel à tous les citoyens sénégalais. Il est l'heure de se lever. Quand l'essentiel est en danger, résister est une nécessité. Résister est un devoir. fu dóor amul fayu du am te ñun nag président Macky Sall dafa dóor kilifa dóor Y'en a marre ci anam yoo xam ne du dëgg du yoon donc fayu jot na dañuy fayu kilifa dina génn tey wala dina génn suba lum leen jaral pour denc kilifa kaso ñun jaral nañu lu ko raw ngir yoon tëddee njaaxaanaay ngir yoon def liggéeyam te du nekk une justice aux ordres du nekk une justice aux patients du nekk une justice des vainqueurs du nekk yoon boo xam ne waaw tëj bañkat tëj activiste tëj résistant tëj koo xam ne beneen Sénégal bu baax moo la tax a jóg